waaleykum salaam Hadj Babacar maa ngi lay nuyu ziar ñëpp ñu ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci ñëpp général Mamadou Niang nekkoon ni jamono ministre intérieur ci gouvernement Moustapha Niasse diit président commission cellulaire dialogue politique ci Sénégal nekkoon noonu it Idrissa Diallo nekkoon maire bu Dalifort ñoom ñaar ñëpp wuy ji démb sunu borom président Macky Sall ci compte Twitter am daal di yëkkati xalimaam tiisoo génn ak àddina ak ñaar ci doomu réew mi ñu amoon valeur ñu daa jariñ seen ak réew. wàllu xibaar bokk na ci it yorin bi ñeel xeex coronavirus ci Richard Toll ndaw yëf ñoo taxaw joxañ ñu ne bànqaas si nguur ga faak yu mairie ba ci ne kenn du njàkkuleen mooy ci wàllu yokkute cas communautaire yi ndax danoo gis ne danoo boolewul ak yëngu naka noonu day action ci xeex beeg jàngoro ji. bokk na ci xibaar yi coow li ñeel wàllu dugal ci programme yi l'école yi lu jëm ci njàngale wàllum sëy jëm ci tout tànk yi loolee xalaat la tukkee ca UNESCO ak UNICEF organisation yi taxaw yëpp nag ngir càmmateeg valeur ak jikkoy Sénégal ñaawlu ko ba fa ñaawlu yom fas nañ ci yéene xar seen tànk tubéy xeex ko du fi amee du nu yàq suñuy doom noonee lañu ko waxee nas nañu ab marche nationale ci technique bi Abdoulaye Diop. Général Mamadou Niang wuy ji sunu borom moom ancien ministre intérieur bu Sénégal président Macky Sall ci tiisoo gi xamle ni ku daa servir état la nit ku amoon valeur waral kon ni ñu ko waxee mu tiisoo génn ak àddinaam moom général Mamadou Niang ancien ministre ci gouvernement bu Moustapha Niasse général Niang nag ci wàllu jaar-jaar nekkoon na it ambassadeur bu Sénégal ci Brésil atum 2003 la woon ginnaaw si ambassadeur Sénégal ci Grande-Bretagne ak Irlande du Nord 2004 bokk na ci it lu mën a fàttaliku ci moom ay décoration di sargal ci réew meeg bitim réew ba bi muy génn àddina it moo nekkoon président commission cellulaire dialogue politique fii ci Sénégal ak génnam àddina nag ñu bari tiisoo ko muy majorité di opposition ku daa boole nit ñi rassembleur seeni seedeek Abdoulaye Diop. général Mamadou Niang ku liggéeyal réewam la ba muy génn àdduna mission bu mujj nekkoon mu jiite liggéeyub cadre concertation jëm ci processus électoral bi Cheikh Sarr coordonnateur bu majorité bi ne ku bëggoon réewam la. parce que ñun dañu am chance depuis presque at ak genn wàll ñu gisante ak moom di liggéey ci dialogue politique bi waaye dafa am lu nga xam ne dañ ko jàng ci moom fu ñu demoon sax ba wax ji mën a bëgg a dem ba du antu ku nekk mu indil ñu discours bi nga xam ne fàttali ñu Sénégal moo tax ñuy waxtaan intérêt Sénégal rek nañ ko jiital bañ a jiital beneen intérêt. coordonnateur bu non aligné yi jàpp ni. ki nekkoon jëruñ bi ñu dénk biir réew mi nekkoon na un homme d'exception Déthié Faye. résultat yu am solo yi mu am su fekkee na commission politique bi am na ko li ci ëpp taxawaayam ak bëgg réewam ak xam yéen bi nga xam ne moom lañ koy noon lan la moo taxoon mu am doxalin wu tax ñëpp ñi nga xam ne nekkoon nañ ci dialogue politique bi am ci moom kóolute. langum politique Sénégal gi yëpp ñoom ñoo ñàkk nit ku amoon valeur suñu sukkandikoo ci Makhtar Sourang nekk coordonnateur bu pôle bu opposition bi. li naqar la tiis la bu rëy ci politique ñi def politique yi dafa nekkoon nit ku baax nit ku am yëg ci nit waaye dafa mel na jamono yu mujj yi li mu doo bëggoon mooy kujje politique gi ak ñi ne ci nguur gi d'accord ci naka la ñu war a doxale élection Sénégal ñàkk na ku rëy ñàkk na ku màgg. général Mamadou Niang mi ngi daal di génn àdduna ni ki altine ci ba muy toll ci juróom-ñetti fukki at ak ñaar moom nag nekkoon na ku ñu joxoon ay raaya fii ci réew mi ak ca bitim réew. général Mamadou Niang wuy ji sunu borom démb ni ñu ko waxee arène politique bi rawatina ñi faree nguur gi ak opposition ñëpp ànd maase ci seede yi ci mbaax gëwoon ci moom naka noonu président Sall ci xalimaam daal dina xamle ni ko amoon valeur la naka noonu it geneenu paatu mu tiisoo moom jiitu réew mi di bu Idrissa Diallo nekkoon it homme de valeur nekkoon maire bu Dalifort fii ci Ndakaaru ca commune ba Dalifort fu ne aw tiis ndax maire baak nam fa daa taxawee ci liggéeyal askanam lépp kon ne ay seede jëmee ci moom njaboot gi it naka noonu ci caw tiis fii ci Ndakaaru waaye ca Ziguinchor ca fa mu fekk baax quartier Suupu Papay foofee tiis ak naqar Lamine Ba. naxar ak tiis lañu fekk ci njabootu Diallo nekk ca Suuku Papaay nga xam ne maire bii di Idrissa Diallo fa la fekk baax njaboot ji nag jamono ji am lu ko bett loolu bi xibaar bi daanoo nag nit ñi jóge nañ fu ne ñëw nemmeeku la nga xam ne moom moo xew massawu njaboot ji bu ñu fa yegsee nag amee nañ jafe-jafe ngir wax loo nit ñëpp am naxar ak tiis bu baax a baax Cheikh Sané moom jarbaatam la moom nee ne njaboot ji perte na koo xam ne am na taxawaay bu am solo bi nga xam ne amoon na ko. Idrissa nit ku baax la Idrissa xaalis bu munta am si fii
si politique ou si Sénégal xaalis boobu xoolul dara si xaalis lu mu am mun naa seede dara si moom maanaam moom 2019 bii dañoo demoon daral jënd xar yu xamul lu mu ko def dafa ñëw mu séddoo ko dëkkandoor yi. waaye ba léegi jarbaat bi ne nekkoon nag nga xam ne dafay dajale njaboot ji. Idrissa du ñàkk Sénégal yëpp ñoo ko ñàkk ndax Idrissa fi la juddu nit ku baax la rakkam bu góor ku ñuy wax Maodo Diallo dafa le 22 avril 2020 bi la gaañoo même pas un an pourtant jour boobu Idrissa moo ñëwoon en tant que mu wane ñu père en tant que père de famille c'est lui le père de famille pourtant Idrissa am na grand frère yi am na ñu nekk ba États-Unis Idrissa Diallo ñu mu bokkal parti ñu bëri ñëw nañ nag fa nga xam ne nag moo di njabootu Diallokounda nekk ca Suku Papaay ngir ñëw massawu mbokk yi ak jegeñaale yi Pape Bodian kenn la ci ñoom yëkkat na ay kaddu ne ay projet yu bëri la amoon ak Idrissa Diallo waaye lépp la jël delloo ko suñu borom. alors que entamé woon nañu ay projet de travail alors yëpp dugg na si biir ndox. le 20 la may woo pour wax ma ne le 26 27 du mun ñëw ndax dañ koy reporter pour ba bu mu tanee daal ay mois de janvier yooyu alors. léegi loolu la yàlla dogal dis na trop si ñun. njabootu Diallo nekk ci Suku Papaay nag jamono ji nit ñaa ngi jóge fu ne di ñëw li nga xam ne nag seetlu nañ ko fu may am nañu mettit loolu waaye njaboot ji nee nañu delloo nañu mbir mi sunu borom ndaxte ndogalu yàlla la. Lamine Ba Ziguinchor rajo Futur Média. jërëjëf Lamine ñu leen di masaw bu baax ci Ndakaaru mairie Médina ci boppam it mairie Dakar ngeen baal ma ñàkk nit ku amoon valeur ak njëriñ commune Dalifort naka noonu ndax liggéey bi nga xamante ni mosu caa jóg guddeeg bëccëg ak it Pastef gëm ca àndaloon loolee di seede bu Cheikh Gueye maire bu Jëppal Derklé ñu teewlu koog Haj Ndate Diop. ginnaaw biñ leen ko jàlle ko Sénégal yëpp li ñu mën a jàpp ci Idrissa Diallo bari na mais li muy bari liñ ciy gën a jàpp mooy nitu dëgg la nitu ngëm-ngëm la nit ku jullite la nit ku tabe la nit ku yaarame la nit ku baax la Idrissa Diallo mën nañoo wax ci moom tey ba suba mais doo génn ci baat yëpp defe naa ni tey Sénégal ñàkk na ku mag ñàkk na ku bari yërmande ñàkk na ku mën a taxawu askanam ñàkk na bàyyi bu bari njëriñ ci njabootam Idrissa Diallo ñëpp la njabootoon ñëpp la daan déglu li tubaab doon wax élégance moom moo nekkoon ci moom élégant ci solin élégant ci waxin élégant ci xalaat Idrissa Diallo kenn mënu la wax la ma Idrissa Diallo wax wala la ma Idrissa Diallo mu nekkoon seedey monsieur le maire Cheikh Gueye bu Jëppal Derklé jëmee ci ndem si yàlla Idrissa Diallo nekkoon maire bu Dalifort ci wuy ji sunu borom démb ñu fàttali ne bokkoon na ci coalition taxawu Ndakaaru nekkoon coordonnateur bu pôle parrainage bu maire am Ndakaaru bu woon Khalifa Ababacar Sall moom Idrissa Diallo incha allah ci tisbaar dinañ ko jébbal sunu borom ca armée li Yoff keneen ku nu jébbal sunu borom di kilifa gu tedd gi di Seyda Mariama Niass làqu bërki démb moom doom ci Baye Niass démb lañu ko denc ni nu ko waxee ci aw tiisu yaa rawatina jigéen ñi nga xamante ni ñoom ñëpp a jooy ku ñu ràññee woon ci liggéeyal l'islam alquranul karim rawatina RFM juróom-ñetti waxtu tegal juróom-ñetti minutes. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. Richard Toll ci xeex beeg jàngoro yi coronavirus ndaw yu fare ca gox ba ñoo yëglu ñoom dañoo gis ne kenn du njàkk mooy njiit ya fa yu nguur gaak yu mairie ba ci lii di yokkuteem cas communautaire yi ndax ñoom gisuñu Pastefu ci kilifa yi ngir xeex gi ñeel jàngoro yi ci Richard Toll Mamadou Diagne. si jamono ji cas communautaire yi di yokku saa su nekk si biir département bu Dagana si la ay ndaw daal di jóg taxaw ngir jàmmarloog mbas mile ndaw ñi li ñu ngi métti lu sax taxawaay bi nga xam ne autorités yi dañ ko amal si mbir mile bu ñu sukkandikoo si kii di Abibou Gaye di initiateur journée Richard Toll propre mi nga xam leen autorités yi dañu génnee seen loxo si xeex bi. sensibilisation je pense que suñu kër lañ ko njëkkee voilà donc problème bi yëpp da ngay gis ko feebar nii du dem hôpital état tamit dafa teel démission côté boobu noonu ku ñun nag bàyyi nañ ci xel bu ñu ñëwee fii gis nañ ñi nga xam si ñoom nañu war a waxanteel sensibiliser nañ leen côté boobu noonu donc je pense que aujourd'hui nous l'avons fait respecté nañ distance yi jël nañu ay masque jox ñëpp képp ku fi ñëwoon jox nañ la masque mais yëpp ay suiveur nañ maire Sénégal yëpp nag sans exception ñu yor seeni peel ay masque ba si sax ay poubelle ndaw ñi nga xam ne Abibou Gaye moo leen jiite daal nañuy dugg fépp si biir Richard Toll ngir daal di koy setal lii nag nekk ab action citoyenne boo xam ne ndaw ñi lee dañu koy def ngir dugal seen loxo si xeex bi. dinañ def journée de ramassage d'ordures à la rentrée jusqu'à la sortie ñu ànd si ak képp lépp di association yi nekk Richard Toll ak lépp li nga xam te ASC nekk Richard Toll
ak aussi impliqué si les bàjjenu gox mën nañ quartier yëpp impliqué nañu dañ ndaw à xumma quartier yëpp dugal nañ ci seen loxo quartier yëpp gis nañ ci seen présence aussi projet bi nga xam te ne à long terme la bëgg nañ marché yi def fa ay poubelle au bord de la route bëgg nañ fa def ay poubelle tamit marché yi bu ñu defee ay poubelle même oto bi bu dul mën ñëw di ko jël chaque jour dinañ am ay sereet yoo xam ne incha allah rabbi dinañ leen fay pour ñu koy jël chaque jour di yóbbu mbalit mi. ñoom ñi lee di xam leen ni taxaw nañu témm ngir jële mbas mi si biir département bu Dagana waaye ñi ngi sàkku si autorités yi ak responsable politique yi nekk si biir département bi ñu gën si dugal seeni loxo daal di lal ay pexe yoo xam ne dana tax mbas mi lee daal di jógee fii si biir département bu Dagana. Mamadou Diagne fii si Richard Toll ngir rajo Futur Média. jërëjëf Mamadou leneen ci xibaar ak RFM dugalum njàngalem sëy ci programme l'école yi loole ay kuréel yu xeetoo bitim réew nas nañu ko ne ay xalaat ci wàllu woowu it moo waral yëglu ko yenn ci association fii ci mim réew jàpp ne loole bu nu baa mu jàll dina yàq jikko yi yu ndaw ñi rawatina lan la boobu xalaat wund ci wàllu kon programme bu bees ñeel l'école yi ñu ànd ak Hadj Ndate Diop ci leeral. li réewum Sénégal di wàcc ak jéem maanaam dugal lépp lu jëm ci wàllum sëy ci biir l'école bi nekk na loo xam ne nii méngoowul ak suñu wàllu aada ak cosaan waaye tamit suñu wàllu diine. programme boobu nga xam ni yenn kuréel yu bawoo ca biti réew yu ci demee ni UNESCO ak UNICEF moom lañ bëgg a imposer ci l'école Sénégal bu ñu ko bàyyee mu jàll ëllëg mën na jur ndoxum ndax lu mooy encourager gi muy encourager lii di ndaw ñi ci wàllum sëy lu teel nekk na loo xam ni tamit dafay wëlbati seeni xel jëm ci seeni gis-gis ci naka la ñuy gisee ci anam yi nga xam ni ci la ñuy nekk ndaw mbirum ngóor jigéen ak yeneen i melokaan ci boobu programme objectif d'apprentissage di maanaam nañ ko war a jàngale leer na nañ si boo jëlee gone yi am juróom jàpp juróom-ñetti at lañ leen bëgg a xamloo moom moo di fexe ba ñuy def différence di maanaam ak xaajale ci seen wàllu awra di sexe biologique ak wàlluk genre waaye tamit fexe ba ndaw yi am ak yëg-yëg ci seen wàlluk sexe biologique waaye tamit ci seen wàlluk genre mu mel ni kon luy dëggal sañ-sañ bi nga xam ni ku nekk am na ko ngir xool fa nga war a jaar ci sa wàlluk nekkin maanaam liberté jëm ci wàllu orientation sexuelle ndax programme bi mi ngi fàttali ci ndaw ñi nga xam ni dañoo am juróom-ñeent jàpp fukki at ak ñaar que doomu aadama bu nekk am nga sëg yëg-yëg ak noo war a xoole sa bopp jëm ci sa wàllu genre te loolu tamit ñeneen ñi dañ ko war a mën a respecter ci lu leer kon ñu bëgg a xamal teel ñi di élèves yi que nga nekk góor wala nga nekk jigéen warul nekk loo xam ne ni ab mandarga la buy fës jëm ci sa wàlluk identité sexuelle boo gënee xuus ci lii di programme bi mu mel ni dañ naan ndaw lu nekk wala doomu aadama bu nekk am nga sañ-sañ bëgg kala neex waaye tamit doon ka nga bëgg a doon ci loo xam ne nii kenn warula cee teg fitna wala sax ñu di la boddi. Hadj Ndate jërëjëf projet boobee tukkee ci xibaar ci UNESCO ak UNICEF ñu ngi ci table kilifa yi Sénégal ay organisation yi taxaw ngir xeex jëm ci càmm teg lépp luy valeur yi ci réew mi nag ñoom dàqunu bépp façon xeexin ngir song loole ne bi yéene ñu gis ne bu boobaa dina yàq-yaxeet ji koy gune yi dugal seen xel yi wàllu nguur jigéen ak nguni ngaan ak yu bon yu ni mel dàqunu xalaatu amal ab marche nationale sax Abdou Diouf Junior. mer ba futtu la mbootaay yooyu def ëmb ay jullit yoo xam ne dañoo waaru sax ci projet bi nga xam ne li ko tax a jóg moo di fexe ba yàq jikkoy gune yi ci réew mi noonu la ko Lamine Diarra jàppee moom mooy chargé de la communication bu ASCAI association de soutien et de coordination des activités islamiques. ñu ngi leen di wan naka la ñuy bone leen wan leen lii amul solo góor ak góor war nañoo mën a ànd jigéen na jigéen war nañoo mën a ànd kon bu leen a waxee loolu ci école yi mais jeex na dañ koy tari ni ñuy taree lépp rek. ñi yor kàdduy mbootaay yooyu nga xam ne ay kilifa diine ñoom ñoo ko ŋànk ba léegi mënuñoo gëm mbir mi ab jaaxle lañ ci amee suñu sukkandikoo ci Adama Mbub bu sàmm jikko yi. naka la ñuy njaaloo ak naka la ñuy doonee góor jigéen imposé nañ ko dëkk yu bëri léegi nag ñoom Sénégal la ñu def focus ñun nag tamit jëm kanam borom moo koy fajal boppam. xeex bi nag nee nañu daañu ko door wéyal ko taral ko ba képp koo xam ne ñëw nga fii ngir yàq jikkoy réew mi ñu daal di jàmmaarloog yow mbootaay yooyee noppi nañu ngir defante. minorité groupe bu ndaw a ndaw ay lobby bëgg a manipuler bëgg a imposer loo xam ne ñun dëppoowul ak suñu diine dëppoowul ak suñu aada dëkk bu tax di ko taal mooy jàpp ak xuun ñi ëpp ci nit ñi di ko dëggate di ko salfaañe am na loo xam ne bu dëppoowul ak seen valeur boo ko fa defee dañ lay tëj mbaa ñu expulsé la ci saa si. fii la ñu woon déet président Obama Sénégal parewul pour lii Obama ñëwaat ñaareelu yoon mu ni ko parewuñu tey parewuñu ëllëg waa xanaa tey dafa bëgg woon ne tey dafa pare waxuñu moom dafa d'accord de. ay mbootaay la yoo xam ne li leen gën a soxal bokk na ci fexe ba aar jikko yi nga xam ne moom la ñu xam fii ci réew mi nee nañu nag duñu bàyyi benn yoon nguur gi muy salfaañe jikko yi nga xam ne moom lañ xamoon ci réew mi ànd ceeg ay nit ñoo xam ne fële la ñu jóge te lenn rek moo leen tax a jóg te moo di yàq jikko yi. jërëjëf Abdou Diouf Junior
xibaar ci gàttal ñeel ak cong gu ànd ku ngànnaayu fu ci mel ni ci Boynaji diwaanu Matam ay wuyu ñoo fa daal di def lu ni mel ci cong gi nag yóbbu nañu fanweeri million am na it ñuñ ca gaañ ba ñu rawale ci hôpital bu Ourossogui cong geneen bi amee big ca Touba Guédé ab station essence foofee la fa ay wuyu ñoom it song daal di yóbbu li nga xamante ni moom la ñu encaissé ci journée ba gaañaale gardien ba fa nekkoon. sport gi Malal Junior Diagne maa ngi lay nuyu Malal. maa ngi laa fay la Jassane. bismillah. nu dooree ak tey jii lël wu waa ligue professionnelle bu football bi daal di amal foofee ca arène nationale bu juróom-ñeenti waxtu jotee lañ ko tàmbali mbooleem noo yëngu ci wàllu football ci réew mi ci wàllu professionnel danañu fa daje. la sabab moomee ndaje mooy danoo waxtaanee ponk yu nu tëral ngir kon mën a football ci jamonoy corona ji nu ne loolee ci wàllu français nu ngi ko tuddee protocole sanitaire nees koy defee kan moo cay dugal loxoom ak ku ci ne la moo ca wax doon sa taxawaay loolee lépp kon des ko bëgg pencoo bu ñu ca noppee ñaari fan ci weeru janvier ñu daal di tàmbaliwaat football bi ci mim réew ñoo noo xabaar sax ni ëllëg gannaaw ndajeb tey gi seen njiit la di Sayer Seck ji nekkoon ndaje ak taskati xabaar yi bu fukki waxtu ak benn jotee ngir daal di kon faram-fàccee yeggee askan wi lañu tënk ca moomee ndaje ñii itam ña ngaa waajal ndorteelu gile championnat mooy arbitre yi réew mi seen lim toll na ci 200 ak juróom-benn fukk ak ñeent tàggatu nañu ba nu jox leen këyit ni ñoom ñëpp noppi nañoo kon sóobu ci atum ren di ci wàllu football bi yëf yi na nga ko xewlee woon foofee ca diwaanu Ziguinchor nga xam ne nag njiit la di Malon Diédhiou nekkoon arbitre international léegi moom la ñu dénk wàllu CCA bi moom moo ko jiite woon kilifa yeneen yi wàllub football jëm si lii di fédération Côte d'Ivoire ñoom danoo daal di kalaame ji waa FIFA ca tribunal arbitral du sport lu tax nu yóbbu waa FIFA yi ca tas mooy FIFA dafa jëloon dogal gannaaw ba fi doon wax jël élection ngir tabb njiital fédération ba te ñu defoon ay galgal ca Didier Drogba aye ko mu bokk ci yëngu-yëngu yooya FIFA daal dafay teg kon ab comité de normalisation ngir joyanti doxalin wa dogal booba waa fédération Côte d'Ivoire nanguwuñu ko tey ndax dañoo gis ne daal dafa mel ni jaay doole ak itam bëgg leen abal ay gët ngir ñu xool fa leen neex loola moo tax ñu daal di dem ca tas ndax nee dañoo bëgg dogal boobu ñu daal di koy teggi ba mu si wecc te nu baleen ñu daal di joyanti seen football ci seen teeyu bakkan ñii itam alaaji ci li ñu jeexalee mooy wàllu làmb gannaaw ci ba promoteur yi daje ak jëwriñ ji daje ak waa CNG mbër itam yu mag yi yéegi seen kàddu wax ci jafe-jafe làmb ji ñi yore école lutte yi ak bërëb yi ñu jàngalee bëree gone yi ne dañoo gis ne ñoom dañ leen a sepp ci yëf yi ni soow ni weñ ci soow loola moo tax nag nu bëgg ñoom itam yéegi seen kàddu ba ñu dégg leen ndax ne tong-tong gi ñuy dégg ay bés bi muy 2 milliards yi ñu war a jébbal axlu làmb ñoom dañu ci am wàll ndax dañooy tàggat ay goñe te fu mu toll itam seen gafaka faq na Khalifa Niang kenn la ci ña bokkoon ci ña doon daje tasat xabaar yi moom mooy njiite écurie Tay Shinga ca Pikine waxtaan ak ndongo ko wax nañu ne am na ay subvention yu ñu génne joxe ko làmb muy ay subvention yoo xam ne état bee ko génne mais li gënoon a rafet mooy ñu boole ci acteuru làmb yëpp parce que école yeeg écurie yi ñoom ñoo nekk les premiers à être impactés et làmb 47 millions la ñuy wax ni moom la ci am te 47 millions yooyu CNG bi moo jël 20 millions yi 27 millions yi ñu séddale ko quelques promoteurs te loolu ñun jàpp nañ ne du yoon saison bi mi ngi bëgg a démarrer et que am na ay pourparlers yoo xam ne ñu ngi koy initier te amul benn yoon boo xam ni responsable école yeeg écurie yi boole nañ leen ci loolu jàpp nañ ni du loo xam ne day defar làmb y a des groupes de promoteurs yoo xam ne ñoom lañ fi woo parce que affaire du question de ay groupe bu ñetti nit wala juróomi nit yoo xam ne dañuy woo c'est un sport c'est le monde de la lutte qu'il faut appeler ñu discuter sur table pour que ku ci nekk joxe sa xalaat pour ñu xam nan la ñuy ubbee làmb ji pour que ku ci nekk nga mën a jël ay dispositions par rapport ak fi nga féete pour mën a préparer wu en conséquence te suñu continuer nii ñun duñu bañuñu ci ba dem ak ñoom à la main forcée c'est-à-dire que ñu dem ba bañ a affilié wu parce que tamit mënuñu nekk ci structure boo xam ni ñun dañ ciy représenter quelque chose te ñi nga xam ne ñoo ko jiite joxuñu ñu gëdd bi nga xam ne moom la ñu nu jeexal rajo nag wàllu basketball danañu tàmbali ñaari fan ci weeru janvier seen jongante yi ñoom itam nee nañu programme nga fësal nañu ko ci góor ñi mooy jongante bu njëkk bi ci ñaari fan ci weeru janvier midi dañu kaa tëgg bopp mooy dajanteeg waa Saint-Louis basket club ci jigéen ñi bu tisbaar jotee ñaari équipe yooyu ñooy kon daje Duc di étudiants yi nekk Dakar daan dajanteeg waa Raay di waa Thiès alaaji ñu wax leen bu ñu ñëw indaale ay xeeru Raay ndax bokkul ci basket
ñun nag noo service de. dama bëgg muy leer rek ba pare man basket nag. waaw histoire USRA yi boo ko xamee. waaw basket moom Thiès la fekk. alaaji yow boo doon basket pivot ngay ne. waaw malheureusement nag xam naa ni kàttanu yëkkati bal bi moom. boo ko noonu ñu jeexal ci wàllu douane moom mooy champion en titre moom 6 heures ci ngoon lay suwe moom ak waa Sibac daanu amal basket waaye alaaji jàng weesuwul de. waaw mooy bu la ci école de basket yi. déedéet loolu du priorité. Malal jàngal ñu nu nuy wuteeg comme maa ngi lay gërëm di la sant RFM juróom-ñetti waxtu tegal ñaar fukki minutes. RFM rajo askan wi. ñu ànd ak Anna Rocha ci chronique culture bi. maa ngi leen di nuyu mbokk yi ñu yëngu ci wàllu aar ca Géejawaay dañoo mere ba futu jamono yi seen maire bi di Aliou Sall ñu ngi koy tuumal ne deful dara ci wàllu aar ak culture foofule ci gox ba bu ñu sukkandikoo ci Abdourahmane Touré jiite fédération Géejawaayu culture atum 2014 ba léegi amul benn artiste bu jot ci subvention mairie bi. monsieur le maire Aliou Sall gis nañu ne depuis bi mu nekkee maire en 2014 ba léegi nii ba bés yi ñu nekk nii décembre 2020 musul taxawu culture musu ñoo woo ci ay projet yu mu ne wax ne am na ko ci culture pour ñu séddoo ko ak moom pour ñu wax ci suñu xalaat suñ ko bindee duñu tontu suñu waxee ak moom buñ ko tontu bu ñu organiser suñu manifestation buñ ko invité du ñëw du yeble tax lu gën a garaawati li nga xam ne code des collectivités maanaam loi bi moom moo ñu ko jagleel maanaam suñu subvention musuñu koo nangu jox depuis 2014 ba bés bi may waxe yow ni tey loolu mu nekk lu ñaaw mu nekk sax lu garaaw lu doy waar la dara mënu ko expliquer ndax avant moom maire bu fi mës a ne mus naa def loolu te nag loolu mu nekk suñu droit ñu ne nag ñun duñ ko bàyyee noonu dinañ ko wax ba fu mbaxane nekkee benn ba fi ñu ko mën a déggee communiqué lañu njëkk a bind parce que keroog dañ ko dégg seen rajo yi sax au grand jury moom mu ne moom Aliou Sall bëgg na nekk avocat wu acteurs culturels yi pour ñu mën a défendre seen liggéey parce que sonn nañu et tout ça moom mënul nekk suñu avocat ñun culturels yi sur le plan national ndax sur le plan local nga xam ne moom lu mu war a def ci culture bi defu ko am ci benn bu mu def donc sur le plan national wax dëgg yàlla mënul nekk avocat bi. ki nga xamante ne moom mooy njiital division culture ca mairie boobule moom daal dina ci andi ay leeral bu ñu sukkandikoo ci Pape Samba Badji mbir mi ñaari problème la moo di artistes yi ci seen mbir foofee dañoo déggoowul teg si dañoo deful sax ay activités yoo xamante ne war nañ leen mën a subventionné ñu déglu ko moom itam. en 2015 wala 2016 wóorul ensemble maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo yëngu ci wàllu culture muy AMS muy association chrétienne ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk secteur culturel woon na leen ku si nañ jox la mais bi lay jox subvention tamit waxuñu ñoom subvention dañ ko jël dugal ko seen i poche lu ñu bëggoon mooy subvention bi jàppale leen mu bëri mu ñëw si seen yëngu-yëngu mais lu ñu remarqué au niveau de la mairie mooy amul kenn koo xam ne jox na la subvention nga dellu si invité wala yëgal mairie mi maa ngi def benn activité boo xam ne subvention bi de même bu jëlul lépp en charge yi am na lu mu jàppale amul mais loolu bu amee au niveau de la mairie mais dañ ne mais noonu xalaataat mi ngi joxe subvention yi parce que nag mënoo joxe subvention te activité amul léegi liñ ñu gën lool te commencé noonu di ko yëngu mais li ko gàllankoor mooy acteur culturel si ñoo mënul jubu ànd def benn say waaye tamit comme suñuy moyen bëriwul suñu koom-koom bëriwul loolu bëgg lépp luy defati si wàllu acteur culturel loolu loo xam ne dina am njëriñ. talaata ji daañu lancé projet RTS Art mu di ab lëkkaloo diggante radio télévision sénégalaise ak artiste bi di Kalidou Kassé jaarale ko ci atelier du Sahel bi nga xamante ne moo ko jiite loolee ngir taxawal ay liggéey yu ci mel ni musée bu RTS wala ngir gën a valoriser taaru Médina mbokk yi fi la ñu yem ci seen chronique culture di leen jaajëfal bu baax a baax ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah. Universel Pousse, Electronic Corp ak seen gam bi di Beko, comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS ak seen savon de Marseille créole ñoo leen di may li ci yéenekaay yeeg Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf coronavirus bàjjo bi bu jeexul ci réew mi dana jeex ndax mi ngi jeexal waa réew mi les économies Covid 19 yi wàccul aw yoonam ma ngay tërali bakkan rek di dem faat na général Mamadou Niang faat na maire Dalifort di Idrissa Diallo ministre intérieur ba woon ambassadeur ba woon di général Mamadou Niang démb ci la faatu ci juróom-ñett fukkeetam ak ñaar keneen ki des moom it di Idrissa Diallo démb ci timis ay boori 19 heures ci la génnee àdduna ma nga faatoo ci hôpital Idrissa Pouye fa mu enterré woon ay fan a ngi ndax woppi coronavirus moo ko fa tëraloon l'observateur nañu altine ju tàng jër ñuul kooku moom la ñu dund ci Sénégal démb ak faatuk général Mamadou Niang ak it faatuk Idrissa Diallo libération nañu réew mi ngi jooy ñaari doomam général Mamadou Niang ak monsieur le maire Idrissa Diallo soit dolli ñu ci ne mbas mi di coronavirus bi moo ñu jëlal maire Idrissa Diallo keneen kilifa gi faatu démb di général Mamadou Niang soit mi ngi ñuy xamal ne ak faatoom tax na ba ndaje mi ñu waroon amal tey ji ngir wali di experts yi ñu war a sas ngir ñu càmbar fichier électoral bi ndaje moomee dàq nañu ko ba jëmi jamono ku sa nak jeex ngaaj say kook jàmbaar ja soldat ba général ba di Mamadou Niang lëkkute
Quotidien nee nañu ab mission fii la yem journal bi xëy dellu siwaat ci waxtaan woo xam ne séqoon nañu ko ak moom ba xamal ñu ne dialogue politique gi ñu ko dénkoon ngir mu war koo jiite dialogue politique ba jirim na borom daraja yi faatu ci réew mi yëf yeeg ni ñu tegaloo fan yi journal las xëy na ci ab taxaw seetlu ndax jaaxle gu mu ci am ñu xëy yam ci xët mu njëkk Soleil national ñu fekk fa ñetti tàgge ñetti kilifa yu dem ñetti kilifa yu génn àdduna mu di général Mamadou Niang monsieur le maire Idrissa Diallo ak soxna su baax si di Seyda Mariama Niass moom Seyda Mariama Niass la Tribune xibaar nañu ne jébbal nañu ko boromam démb ca Medina Baye ma nga tëdd ca wetu baayam bu tedd ba di Mame Baye Niass Seyda Mariama Niass le témoigné nee nañu bokk na ci ñi ñuy jooy ci atum 2020 gii di jeex mu di at mu tàng jër ne boromi tur boromi daraja yu bari ci atum 2020 gi ci la ñu fi jugee ñu mën caa lim Pape Diouf mën caa lim Pape Bouba Diop Serigne Pape Malick Sy Babacar Touré Iba Der Thiam Mansour Kama Mouhamadou Bamba Ndiaye Idrissa Diallo ak général Mamadou Niang le témoigné nañu mbas mi mbëkk mi ak mbënd mi wan nañu lu dara jarul ci 2020 gi ñu wàññeeku dellu ci l'observateur ngir waxtaane wàllu politique Déthié Fall mi aw yoonu jugee parti réew mi jël yoonu boppam l'observateur nee nañu bari na ay kàngam yuy gëstu ci politique bi yu jàpp ne Déthié Fall su wanee ginnaaw parti réew mi ak ëllëgam ci wàllu politique mën naa gàll góose Les Échos nañu Saliou Sarr bu taxaw Ndakaaru mi ñuy jubal aw turam ngir mu remplacer Déthié Fall ci dialogue politique bi waa Front Résistance Nationale nanguwuñu ko ne ci biir front bi da ci am ay parti politique yoo xam ne nee nañu duñu nangu ab mouvement politique di leen coordonnel Sud Quotidien nañu kër yi Idrissa Seck di parti réew mi jot na wàllam ci ñool gi faral di dal parti politique yu kawe ci réew mi politique munta ànd ak liggéey loo xam loolee yéenekaay bi nañu liggéey lu mucc ayib ki nga xamante ne ji def na ko ba ñu nangul ko moo di Abdoulaye Pouye Obama di maire bu Mbao ubbil la témoigné moom Abdoulaye Pouye Obama maire bu Mbao moom la ñu tànn tabb ko meilleur maire département bu Pikine ndax ab taxawaayam li koy firndeel journal bi nañu bokk na ci budget bu commune bu Mbao mi ngi woon ci ñetti téeméeri millions 2014 yegg na ba ci juróom-benn téeméeri millions 2019 muy mbégte mu rëy ci askanu Mbao askanu Louga dinañu am mbetteel mu rëy bu ñu jàngee xibaar bi ci xët mu njëkk l'Observateur tonton tubaab di tubaab bu jiite association buy taxaw ay enfants de la rue moom la ñu teg loxo moom tubaab boobee la ñu koy toppee moo di tuumay pédophilie nee nañu tonton tubaab da doon saay-saay ak di yàkkataan gone yi taalibe yi mu ne da leen daan dimbali. Universel Pousse, Electronic Corp ak seen gam bii di Beko, comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS ak seen savon de Marseille Créole ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. jërëjëf Mamadou Mohamed ñu ngi leen di gërëm mbokk yi xibaar yi la woon ak RFM Sénégal ñàkk ay doomam yu amoon valeur amal njariñ réew mi di général Mamadou Niang di it Idrissa Diallo noonee le président Sall waxee ginnaaw tiisoo gi mu tiisoo seen ak génn àddina jaaree ko ci compte Twitter am démb général Mamadou Niang ancien ministre intérieur nekkoon ba fi commission président commission cellulaire dialogue politique bi wuy ji sunu borom démb naka noonu Idrissa Diallo nekkoon maire bu Dalifort moom it aprobam ci xibaar. tey ci talaata ji bu ginnaaw tisbaar xeex be coronavirus ci Richard Toll ak yenn ci ndaw yu taxaw ngir rek daal di baral jéego ci wàllu xeex bi gis nañ ne daal kilifa yi ñoom ñoo deful lu ni mel duyu nguur gi duyu mairie ba noonee la ñu gisee ñoom ndaw yi ca Dagana dugal ci programme njàng mi lu jëm ci gindi gune yi ci wàllu li nga xamante ni mooy taxawaay ci wàllu sëy loolee ci xalaat tukkee ci UNESCO ak UNICEF ay organisation yu taxaw ngir càmmoteeg lii di jikko yi ñoom rafetlu wuñu ko danooy tiit mu yàqeet gune yi noonee la ñu gisee moo waral dàqunu xalaat sax ba ci ab marche boo xamante ni marche nationale bu nuy maasee def ci réew mi lay doon. ci technique bi Abdoulaye Diop El Hadj Assane Gueye ci micro bi soxna Yaasun Puy ci wàllu service digital bu groupe Futurs Médias ñu koy jaajëfal ak yéen yi doon teewlu xibaar yi yëpp di leen jox ndaje incha allah ci kanam tuuti pencoog RFM ñuy dalal docteur Mamadou Ndiaye directeur de la prévention yore kàddu ministère de la santé moom ngeen di dajeel bëccëg gune 10 heures muy waxtaanee tolluwaay jàngoro ji kon laata 10 heures incha allah am nañu yéene ànd ak moom docteur Mamadou Ndiaye ci kanam tuuti ngir waxtaanee jàngoro ji matuwaay yi wàllu ñàkk gi wàllu prévention di fàggaroog fàggandiku ci réew mi ñu yendoo ak jàmm.